asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale El Mauritania jërë ngeen jëf yéen tamit yéen ñi taamu seen émission xeltu samedi bu jot ñuy ànd ak yéen di dalal ay kàngam ci biir réewu Mauritanie di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun saa su nekk ngir mën a fexe ba lépp loo xam ne ñoo ngi ko fiy indi mu doon loo xam ne jariñu askanu réewu Mauritanie lay doon. naka noonu du ñu yàgg rek du ñuy ànd ak waa régie ak ki nga xam ni moom moo nekk fële ca Ingest di Abdallahi Addahi ànd ak ki nga xam ne tamit que mooy. kii di Sidi Moula Val kii di Tahman nekk coordinateur bu tey jii Ibrahima Oula Sabah nekk ki nga xam ne moom moo nekk ak ñun ci wàllu son ca kaw kii di Tijani nekk ak ñun son fii ci suuf ñu ànd tamit ak waa cadrage kii di muy Salak wala ngir ànd ak ñoom ñu dem nag ci kaw fële ca wàllu maanaam régie ñu jox nu sunu premier élément di sunu portrait invité pour ñu xam kan la ñu invité ji si sunu 19e numéro ci saison 6 ci seen émission xeltu ñu dem ci plateau ci régie dellu soit ci plateau bi. bu ñu nee jàmbaari góor taxaw na am na benn lingeer bu féete ci ginnaawam jotaayu xeltu bi nag fas yéene dalal tey jii jàmbaar ju fàkk tëdd borom jàmm borom jom borom fulla ak fayda ku taxawaayam rafet lool ci diggu askanam kooku mooy Rokhaya Mbodj mi ngi juddoo ca diwaanu Rosso naki doomu jullit yépp mu daldi dal alxuraan ci peggi way juram bi mu tolloo ci njàngum dawal gi ci lañu ko duggal ci daara ci diggante jëkk ak Rosso def daara diggu doomam fii nga xamante ni moom mooy capitale bi di Nouakchott doon nag ku teel a dugg néegu sëy loolu taxul mu bàyyi ba tey li nga xamante ni moom mooy njàngam mu wéyal njàngam ba am li nga xamante ni moom la ñuy woowee brevet ci bërëb bi nga xamante ni moom la ñuy woowee CFC ca Ilmina ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci la am baccalauréat dal di dugg nag ca l'université ba ngir eggale njàngam mu kawe mi fa la ne ba am fa maîtrise am naka ñu bëri ci doomi aadama yi nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo fii ci biir réew mi ñàkk doole dina leen tax ñu dakkal seen jàng te wéyaluñu ni ñu ko bëggee woon naka nga xam ne doon na ko bëggoon def li nga xamante ni moom la ñuy wax 3e cycle waaye ba tey dooleem attanu ko tollu ca mu doon nag taaw ci ndey taaw ci baay di borom kër am lu bëri lu ko war lool mu xam nag ne tey jii taxaw jot na liggéey daan sa doole ngir jëmmali say wayjur loolu moo ko tax mu daal dee dugg ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi donte doon lu ko gënal ndax bëggoon na eggale njàngam ba egg ca cappaandaw ga waaye rek ni ñu koy waxee ku amul lu fa gën daal dee am lu fa sës mu daal dee dugg ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi fi mu njëkk liggéey di bërëb bi ñuy woowee Mauritanien Tapis nekk fa jëmmi jamono daal di fa jóge am beneen liggéey ci benn kuréel bu ñuy wax Mauritanie 2000 nekkoon fa ku doon tàggat jigéen ñi ci wàllu yokkute nekk fa tamit monitrice ci atum 2003 ba 2004 jóge fa daal di dem ci fi nga xamante ni moom la ñuy woowee Sirène di centre bu mag bi di soppi ak di defar lépp la nga xamante ni day soqi ko ci géej gi moo xam jën la wala lu mu mën a doon nekk na fa tamit gérante buy toppatoo lépp luy stock ba atum 2017 ci njàmbaarteem googu ak qualité gi ñu ko wóolu ci la ñu fab boppu centre bi daal di ko dénk mu nekk fa njiit ci taxawaayam tax ko mu daal di tukki ci bërëb yu bëri ci biir réew mi rawatina ak bitim réew moom nag taxawaayam jomam fullaam màndargaal nekkinam ci lépp lu muy yëngu tax na ko ñu sopp ci lépp doon nag nga xamante ni dafa soobu ci politique ci lu yàggul lool waaye nag li nga xamante ni moom mooy taxawaayam màndargaal na ko doon nag nga xamante ni ko am kaddu la lool ci diggantey nawleem li ko waral ak mooy fulla bi nga xamante ni ji naka ci ñoom ba ñu jox ko cër bu mag boobee ci mu njëkkee tàmbali li nga xamante ni moom mooy politique am mi ngi àndoon ak njiiti réew mi nga xamante ni moom mooy dem si yàlla Eliwoul Mohamed Val ci bu mu fa jógee ci la wéyal li nga xamante ni moom mooy politique am doon ku ñu doon xëccoo lool ndax ku ne jàpp na tey jii ne parti ba nga xamante ni parti bu mu ne yàlla dina la cërale li nga xamante ni moom mooy ay nit ndax
ñëpp dañu ko ràññee mu doon nit ñi rawatina ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay moroomi jigéenam nekkoon na fi ci élection législative yi ñu weesu ñaareeli nit bi nga xamante ni moom moo nekkoon ci liste bi doon jigéen bu ñu ràññee woon lool mu doon ka nga xamante ni moom mooy ganu xeltu ci fukkeeli numéro bi nga xamante ni ak juróom-ñeent moom la ñuy amal tey jii kooku mooy Rokhaya Mbodj ñu dalal ko jàmm ci seen émission bi nga xamante ni moom mooy xeltu. spectateur ak téléspectatrice bu émission xeltu seen ganangook Rokhaya Mbodj lañ koy wax soxna Rokhaya ñoo ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu ñiy seetaan surtout télé bi yëpp maa ngi nuyu ñi ma fekk si fii surtout équipe beeg tout le monde maa ngi nuyu daal alhamdulilah population Mauritanie yëpp incha allah. alors dégg nga sunu naataango Léna Dieye ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci portrait bi nga xam ni def na ko ci yow maanaam sunu déggee portrait bi dañuy gis ni comme ni mu ko waxee Linguère jàmbaar moo taxaw di def lu bëre ci biir askanam ci biir réewam nan nga jàngatee li nga xam ni mooy portrait bi. alhamdulilah rabil alamin dama koy gërëm moom tamit wax dëgg yàlla portrait bi am na solo te lu ñuy wax doomu ñay kenn du ko ñaanal yàlla yaram dañ koy ñaanal yàlla mu gudd fan ndax bu guddee fan rek incha allah dana sol yaram. alhamdulilah rabil alamin ay enseignement la yoo xam ne yii macha allah man tiré naa ko ci maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm tout le monde. très bien alors soxna Rokhaya du ñuy dugg nag soobu ci waxtaan wi daanu sax dugg lu sore ci li nga xam ni moom mooy sa yëngatu ak li ngay yëngatu ci biir réew mi. waaye dafa am benn point bu am importance bu essentiel boo xam ni bu sensible sax laa koy tuddee. boo xam ni bëggoon naa su ma fi invité jigéen. ñu soobu ci mu nekk premier sujet bi ñuy waxtaan tey ji suñu biir émission xeltu muy violence faite aux femmes viol yi nga xam ni dafay faral di am ci jigéen ñi xale yu ndaw ñi xale yu ami 14 ans xale yu ami 2 ans xale yu ami des fois sax ñu agressé nit ñi gis nañ fii le cas de tout récemment Aminata Ba ak Kumba Ba di ay sœurs yoo xam ni un jeune moo ñëw di leen agressé ñu jàpp ko ay frère am dóor ko mu mujj dem tribunal mu mel na lii di viol dafa commencé di jël benn ampleur ci dëkk bu mel na Mauritanie ñuy wax ni République islamique de Mauritanie en tant que jigéen lan la lay def yow. waaw Babacar c'est problème mu viol problème la boo xam ne bi yaakaar naa ni du rek jigéen la mën a toucher mais ça touche toute la population tout le monde ñëpp la toucher mu nekk nag un fléau boo xam ne bi man ci sama gis-gis dafa am responsabilité yu bëri yu ci nekk responsabilité yu bëri sax yu ci nekk responsabilité parents yi mi ngi ci responsabilité société bi mi ngi ci responsabilité la personne violée mi ngi ci quelque part responsabilité qui violé moom mooy moo dëj dëpp gi su ma développé tuuti. et la responsabilité de l'État. boobu mooy tëj. voilà. boobu moom mooy tëj. xam nga responsabilité parent bi. parfois damay gis démb maa ngi ci wax ci taxi ma gis ay xale ci carrefour bi benn âge bi ñu am ñu xaaroon leen ci même bu dul école daara quelque part ci daara nga xam ne au moins dina am yenn enseignement yu ñu la inculqué yoo xam ne dina la tax xëy na yu bare daa ko moytu nga fekk xale bi ci circulation bi parce que yaayam nee na dafa pauvre parce que papaam nee na dafa pauvre xale bi na dem yalwaani indi ñu dund muy responsabilité parent bi responsabilité société bi dañuy éduquer jigéen bàyyi góor éducation ñun suñu éducation yëpp effort yu ñu ciy def ci jigéen lañ ko teg jigéen waroo gi dox guddi jigéen war nga toog seen biir kër jigéen war et góor pour sàmm jigéen bi daal moom du ñuy sàmm jigéen bi na garder ndawam ba muy am jëkkër ku góor ko ñu fàtte ko ku góor ki na ku jigéen ki koy violer góor la tout à fait su may yar
su may éduquer su may yee damay yee les deux ku jigéen ki xam li mu war a moytu xam li ko war ci seen biir kër xam li ko war ci mbedd mi mais également ku góor ki mais ñun on a tendance bàyyi ku jigéen ki toppatoo ko da nga war toog ci kër gi yaay nii yaay naa ku góor ki bu xëyee yeewu sangu na wala ndékki na jël na ballon dem na bu dee keneen ki ma nga plage bu dee keneen ki ma nga facilité rencontrer ki la seytaane di pousser nga attaqué ko yomb. maanaam njaboot ji daal njabootu kanaara lanu. moom lañ leen def. ñun moom lañ leen def dafa mel ni ñi mel ni man dañu daw seen responsabilité. responsabilité xale bu góor bi nga xam ne moo violé yow nga nekk sa digg doole yàlla may la wér yàlla may la kattan alhamdulilah rabbil alamin nga mën jog dem wuti nga mën jog dem xeexi comme say moromu góor nga nekk ci koñ ataaya suba njar ngoon babi fut suba mais facilité yooyu te bu lekk jotee nga ñëw ci seen kër lekk fekk lépp sotti nga lekk naan entraîné wu tu as le temps di méditer ce que tu vas faire boo génnee. mais lan moo indi problème boobu tey jii manque d'éducation boobu est-ce que du napp bi nga xam ni moom la waajur yi ngeen doon yi waajur bi ma doon bi man napp ci njaboot ji ça veut dire que da ngay gis koo xam ni dafay jël doomam gënal ko bakkanam ba su defee lu mu war a def ñu corrigé ci biti sax su ñëwee dafa lay wax lu tax nga dóor sama doom. mi ngi ci mais du loolu rek loolu mi ngi ci parce que avant boo defee boo rombee sa nijaay wala sa tante mu corrigé la. wala sax ku dul sa nijaay ko bokkul yow dara tey kenn sañu ko sañoo romb doomu jàmbur naan da nga koy fekk muy def lu dul noonu nga corrigé ko boobu mi ngi ci. beneen bi ku mel ni man ma jóge sama kër nee naa femme battante la nee naa femme émancipée la nee naa femme dévouée la sama responsabilité sama kër fàtte naa ko te ma war sama dévouement boobu sama émancipation boobu sama évolution boobu war commencer chez moi sama kër la war commencer war naa bu ma xamee sama waa kër sama xëy xam ndax xale yi ndékki nañu wala ndékkiwuñu war naa xam ku ci war a jàngi cours dem école tey kan moo am cours ak ku amul cours war naa xam xale bi ndigam bii tëdd na à temps wala déet war naa xam xale bi yu muy sol est-ce que c'est conforme ak nos coutumes yooyu yëpp ñun toppatoowuñ ko tey utum koppar daal moom moo jiital profit moo ñu jiital tout à fait da ngay xëy la moindre des choses ci sa kër defoo ko xale yi nga bàyyi leen ak seen bopp seen papa dafay jóg dem wuti mooy le premier qui doit aller chercher. et le phénomène du portable surtout. si laa jëm. voilà si laa jëm. boobu moo gën pire nga ñëw sa doom kër da ngay dugg si kër yaay mi ngi fay ci téléphone am papa mi ngi fay ci téléphone am xale yu jigéen yi ku nekk yaa ngi ci téléphone ñu ngi ci groupe WhatsApp ñu ngi ci groupe Instagram ñu ngi ci groupe YouTube wala ñu ngi ci YouTube ñu ngi ci recherche yoo xam ne lu ñuy recherche quoi lan la ñu war rechercher lu dul ñoom ci étude la ñu toll ñoom ci seen bien-être la ñu toll ñoom ci seen développement avenir la ñu war toll mais am nañu yeneen yoo xam ne yi ña nga ca yow waajur wi xam nga ko parce que benn xale bi gis na la tu fais la même chose wala tu fais plus pur que ça veut dire que donc la responsabilité et nee naa sànq ci waajur bi la ëppale que ci mbedd mi bien sûr tout à fait bien sûr man su ma ñëwee sama xëy naa dem liggéey sama jëkkër xëy na dem liggéey ñu war bu ñu dellu see tëj téléphone yi maintenant c'est la maison maintenant c'est la famille maintenant c'est les enfants ñu communiquer waaw léegi waajur yi amatuñu benn temps wu waxtaan ak seen njaboot amuñu ko waaw amuñu ko toi jëkkër ak jabar sax léegi waxtaanatuñu ndoxaan ma moom si WhatsApp la day waaw WhatsApp ci ngeen di mais koo dem labati ka dem doxaani ka ba takk ka indi ko ci biir kër gi soo ñëwatee looy WhatsApp mu mel ni li nga doon wane ca ba ngay wut disparaître na jeex na parce que c'est comme da nga amoon proie da nga gisoon benn proie soxla ko tu en avais tellement besoin que bés bi nga demee ba jàpp ka ngëb nga ko c'est fini war na la ni am nga ko ñun loolu la dafa mel ni loolu la ñuy dund muy jigéen ñi di góor ñi ñun ñëpp ñoo ko bokk man dafay am moment yoo xam ne dama ñëw sama kër sama waa kër yi dañ may booleeg seen papa dama xëy benn jour rek ramasse téléphone yi te xale yi nekk ñu
ñu super doué ñu intelligent intelligence boo xam ne bii mënoo ko imaginer sama benn ñees daf ma xam naa bu ma déggee léegi dina kii daf ma ni ñu koy waxee daf ma rebloqué sama kii ci téléphone am ba léegi man su ma ko wooyee moom bu ma wooyee dana ma jot mais man bu ma ko wooyee wala man ma statut mënu mu ci accéder ma xëy benn jour gis benn image bu choquant benn xale bu jigéen bu yor woon téléphone ci biir cuisine affaire bi explosé ak tout ma ne xaaral ma sensibiliser leen ci ma envoyé leen ko moom ma envoyé ko dimb ma envoyé waat ko dimb ma ne foofu fi ma toog ci salle bi moom mu ngi ciy biti ci couloir bi ma ne que Farmata mu ne mu daane ma ne waaye Farmata dafa tëj téléphone am foofu rek immédiatement mu débloqué bu ma déggee ma wax loolu rek mu débloqué téléphone bi mais boobu xamul ni njàccaar la. nee naa ko yow xanaa xamoo ne man ku dox ba toog nga fi fekk. ma daal de Farmata mun naa ma ko jox ma téléphone man ko léegi nga ko ubbi mun ma waaw man pourquoi mun yaay du dara man ko jox ma téléphone ma ramaat téléphone yëpp ne leen ci année scolaire ngeen nekk pare ngeen ci téléphone. soo si benn timit que fukk ak maanaam juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent moom wala juróom-ñett yi duñu ko def parce que seen doom lu nu bëgg nañ ko. c'est ça ñooy jënd téléphone yu cher yi ñooy def lu cher yi. beneen bi sa doom indi téléphone bu cher sa doom xëy yow mu am lu mu ndékkee 500 wu yi ngeen ndékkee c'est un problème sa doom indi téléphone 40 000 tu te fais pas de souci. ki ko may téléphone 40 000 wala ki ko may xaalis 40 000 mu dem di ko jëndee téléphone. kon yow pour yow Rokhaya en tant que mère de famille viol yi tey jii di répété wu la responsabilité revient aux parents. Aux parents la grande partie ci parents yi la nekk. et la responsabilité de l'État. responsabilité état bi moom moo tëj yëpp xam nga souvent dañuy wax ne. nit ñi dañuy def ci seen bopp ni ku am bras long am nga lépp lu la neex def xale bu góor bi nekk ci koñ bi gis xale bu jigéen bii ko xaritam violé ko ñu yóbbu ko ñu arrêté ko yóbbu ko une semaine mu gisaat ko muy dox ci mbedd mi. oui c'est ce qui est arrivé le cas de Aïssata Ba ak Kumba Ba bi nga xam ne am na temps yi Daara Bel moromam xale bi ko violé du ñuy wax ni papam borom tëni la ñu naroon ko bàyyi mu dem il a fallu l'intervention de l'avocate comme mel na Fatimata Mbaye de passage ñu koy maa ngi koy gëma doon def wallaay ku baax parce que Kumba Kan la député pour mën a wàcc ci mbedd mi taxaw yuuxu pour ñu mën a mos naa am benn cas boo xam ne bi macha allah moom moo ko taxaw ba ñu benn pa bu am 60 ans violé une fille de 13 ans seen waa kër yëguñu ko ba mu nekk en état avancé de 7 mois. et te loolu lépp suñu société bi lay am. mi ngi noonu ay masla mi ngi noonu ay nëpp. mais gis nga xam nga fu mu mujjee cas bi ma lay wax fu mu mujjee yaayu xale bi biñ ko ne ay mbokkam yëpp rek mas kii yel waaw boo yóbbu ba ñëpp dañuy def seen ci ma lay wax responsabilité état ñëpp dañuy def ci seen bopp ni bu demee du tëdd. parce que am na loxo. ñu ne que bu la neexalee nangul lekkal. mais man sama avenir doom sama dignité doom sama kii dinaa ko yemaleeg benn ñaar téeméeri junni yi may jox. des fois c'est les pères ou les mères de famille plus particulièrement sax yéen jigéen yi yéen mën nañu wax ni ñooy yéenay jaay seen mais mooy li am. dafa neexul. dafa neexul wax neexul dégg. mais loolu mooy ki accepté ñu violé ta doom neexal 300 000 wala neexal la 200 000 nga accepté ko ne da ngay arrangé. buñ nee la da nga jaay sa doom bu ko mer. tout à fait waaye loolu moo am. neexul mais mooy dëgg. te loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax mais bien sûr. ñu waroon état waroon jël ay mesures strictes ku violé surtout mineur liñ daan biñ lay teg bés buñ ko tegee nit bay nit ñi gis ko ku amoon intention di nga taxaw. et surtout du ñuy wax ni la Mauritanie ratifié na loi yëpp la ratifié. yëpp am na mais application bi. c'est ça le problème moom toujours la ONG yi application toujours moom mooy def défaut. toujours moom buñ la boo ñëwee boo demee ci yoon ba ñu tegal la les lois tegal la yi ñu décision yu ñu ci am yëpp boo ko xoolee da ngay yéemu ci yàlla c'est diamétralement opposé ak ce qui se passe. et est-ce que am nga yaakaar tey jii ak ce nouveau gouvernement. est-ce que am nga ci yaakaar que ni li fi woon dana woon ni. dana am changement bu ci am. oui parce que xam nga xëy na ñun xëy na ki ñi fi nekk xamuñu leen xëy na c'est des nouveaux.
mais xam nga en général ki lay jox espoir mooy ki xam. Babacar xam naa la ci sa njàmbaarte xam naa la ci sa dëggu xam naa la ci sa doxal yoon. suñu ñëwee annoncé ma ni ki ñu fal nu am war nañ ci am espoir ndax def na nu am espoir wu ni ci loolu la ñu jëm. man de gëm naa ko bu baax parce que ki ñu fi teg surtout le nouveau premier ministre. jàmbaar la liggéeykat la dafay def nii moom ngay dégg ci nit ñi ko xam ñi la koy wax. li nga xam ne daal moom moo am importance moo di muy moom muy keneen ku mu mën a doon koo xam ni kii décideur nga ñu jël les choses en main njaboot yi sonn nañu parents yi sonn nañu xale benn parent mënatul xelam dal guddi nga tëdd nelaw surtout sàcc ak agression bi am actuellement. insécurité totale. Et total problème insécurité surtout dans les quartiers périphériques. surtout suñu quartier yi nga xam ne ñun ñoo fa dëkk. dafa tiital nit ñi en tout cas ñun lu ñu yaakaar nañu ils seront à mesure que suñu cri de cœur ñu résoudre. très bien soxna Rokhaya ñu dugg nag ci beneen point mu am solo lool mu jëm ci sa wàllu dund parce que defe naa ne li nga wax ci maanaam viol yi déjà en tant que mère de famille leer na ci boppu defe naa ni ñii di yaay yi ñii di waajur yi mais également ci responsable yi di autorités yi et je pense que ni daan ci jël ay mesures vraiment appropriées pour mën a régler vraiment définitivement ces problèmes de viol yi nga xam ni ça continue et ça persiste ci lépp loo xam ni ñoo ngi koy def mais dafa am loo xam ni il faut que ñu soobu ci waxtaan si mooy ci sa personnalité yow en tant que jigéen suñu déggee si portrait bi nga xam ni suñu naatangoo leen a jëy defal nañu ko duna gis ni da nga teel a dugg ci néegu sëy alors teel a dugg ci sëy mais teewu la nga am des études poussées loolu c'est très rare ci jamono ji ñu toll nii lan moo la animé da nga am jëkkër intellectuel mu accompagner la parce que en général jëkkër yi ñoo lay accompagner pour nga mën réussir loolu wala da nga nekkoon une femme battante comme ni la koy waxee moo la poussé nga ni sa jëkkër dinaa sëy de mais damay jàng. Babacar c'est une question bu ma neex question bu ma neex boo xam ne sawar naa ci wax trop Babacar wala fii en général dañuy wax doole jën ndox. yàlla dafa def ma juddu ci famille boo xam ne sama papa di mën naa wax un politicien bëggoon politique nekkoon un leader ci suñu village koo xam ne kii ñëpp xam nañ ko ñi may dégg xam nañ ko bu baax bëgg nañ ku jàng sama papa bëgg ku jàng mu dès le bas âge mu dugal man bi may dugal école matuma dugg dafa am sama frère laa ko góor bu sama papa dugaloon école xam naa sama borom kër bu ma déggee dina ree mu dugal ko góor kooku avant ouverture des classes mu décédé moom moo ma magoon une année man waroon na desaloon na une année pour ma dugg école sama papa bàyyi fa kayitam dugale ma ko man xam nga kayitu góor nga dugg ci yow ñu dugg ci yow jigéen waaw lu kéemaane la sama maam da nga daan wax waaye yow demal yóbbu kayit gi sax nga changé ko mu ni changé wu ma damaa mën yéene dugal sama doom dugal naa ki sama doom damaa amoon sama papa alhamdulilah maay taawam mais amoon naa ay mag xëy na dunduñu moo taxoon sax mu gën a attaché wu ci man mais xam nga rek ci jigéen nga toll ci âge wu sëy sama inquiétude yu yaay sonal sama papa ba finalement mu ne ma man dama bëggoon nga jàng ba sa jàng sore waaye comme sa yaay sonal na ma te say mbokk ngi ñëw di la bëgg dama lay maye. ban âge nga sëy? maa ngi sëy 16 ans maa ngi def 2e année collège. loolu si jamono jii de. lu yéeme jamono ji moom ku ko def ñu attaqué Babacar mu ngi noonu lu yéeme 16 ans. yàlla def mu ne ma dama lay maye ndax sa yaay sonal na ma ndax say mbokk ñu ngi ñëw di la bëgg nangam man bi mu ma waxee ni ma première bi dama lay maye ma ne ko sëyu ma damay jàng. première bi dama bañ ne ko damay jàng mais sama papa ni ma moom am na confiance ci ki may te xam na ni kër gu famille boobu bu ma fi duggoo famille yu jàng la famille yu
culture la famille yu lépp la dinaa réussir. loolu j'en sais quelque chose. sama papa wax ma loolu. xëy na bëgg naa neex na ma neexuma finalement accepté naa parce que c'est mon père qui parle. c'est mes parents qui parlent. te yaakaar naa ne ils sont mieux placés que quiconque pour bëgg ma réussir. t'amoo ci regret. pas du tout pas du tout yàlla def ñu boole maag un homme exceptionnel Babacar bu sujuutaloon nit yomboon yàlla li suñu diine nangu ko ma xam ni dinaa ko sujuutal. ah c'est fort ça. wallahi bu fekkoonte ni woon ni sujuutal nit taxaw kabar sujuut te permis man ma defal ko sama borom kër. waaw loolu. Babacar ma ñëw maa ngi def 2e année collège ma sëy sama waa kër maye nañ ma transféré nañ ma yëguma sax di transféré nañ ma mi ngi may dégg ma dem Rosso dellu collège ñu ne ma yow transféré nañ la ma ne transféré te kenn waxuma ko sama papa maye na ma sëy waxuma ko ba transféré dama waxuma ko ça veut dire quoi ça xelu xale jàpp ma dem suñu kër xëy na xaw kii nag yooyu mais quand même accepté naa parce que man sama papa yàlla daf ma booleeg moom ma ñëw bi ma ñëwee sama jëkkër ma ne ko man de dañ ma transféré te waxuñu ma ko mun ma moom c'est pas un problème mu jël les choses en main dem toppatoo ji sama transfert au niveau du ministère boobu temps un certain Mohamed Fall Ndiaye moo fa nekkoon dem kooku réglé ko macha allah situation bi ba alhamdulilah ma commencé sama 3e parce que fee 2e laa fa def ma ñëw fii def 3e fa la ci lycée Elmina Babacar sama borom kër dafa dépêché nit ci village indi ko teg ko sama kër uniquement pour samay besoins à l'époque du tey de waxuma tey nga xam ni jànq yomb na mbindaan yomb na tout ça yomb na booba temps Babacar dafa ma aboneel taximan buy ñëw kër ga di ma jël di ma yóbbu di ma delloosi Babacar du ma ni bic du ma ni kaye du ma ni tout j'avais tout yaayam bi ko jur def man ni ci bakkanam comme man maay doomam comme du sama jëkkër mooy doomam man may ki jigéen man maay doomam réunir ma ay conditions yépp ni ma boo jàngul ci yow. Et donc là il fallait réussir il fallait apprendre. Babacar bu ma la boxee bi may defi bac maa ngi accouché bi may am bac maa ngi accouché sama doom ay ñu ngénte ko yàggul tuuti ay fan ma dem defi bac bàyyi liir ba ca kër ga. loolu c'est une leçon très importante pour jigéen ñi lay déglu xale yi. wallahi jour bi ma ñëwee bi ma demee ba délibération ñu ne am naa bac bi ma ñëwee sama kër seen kër sama kër goro c'était la fête la parce que kenn xaaru ma ci woon ñëpp ne woon nañu ni jàmm jigéen la léegi mu dakk moom sama jëkkër mu xamal ma ne ñëpp nee ñu da ngay doo sori sagal ma sama goro ni ma ñëpp féetale nañ ma mere nañ ma féetale nañ ma ci télévision laa nekk yàlla na ko yàlla yërëm fi mu tëdd yàlla na gën fi mu jóge sagal ma alhamdulillahi rabbil alamin ma sagal ko kër bi ma ñëwee dafa ne bi ñu ko indee añam tegal ko dafa ne suur na tey moom suur lekk na lu dàq añ bi xam nga ànd ak nit di ko accompagner yàlla def mu réussir fi nga bëggoon mu réussir fa mu macha allah beneen bi ma après feetu kër gi fii ma ak sama jëkkër sama famille et tout ma dem village gis nga Babacar bi ma accès village sama papa mi ngi woon ci mbaaru jëkk bi xale yi demee ni ko roxoy mbuj ñëw na wallahi Babacar tànk neen la jógee jàkka ja ba fekk ma fi ma toog ni ma mën wóoroon na ma ni lii daa ko am xam nga fa Babacar affection boobu boo ko amee ci kër nga am ko ci say waajur am ko fi ngay sëy ñu jàppal la ba nga yëg ni jàppal nañ la Babacar boo réussiral ci yow. loolu c'est important et mbokku téléspectateurs yi mu nekk loo xam ni tey jii ki ma leen invité su ngeen ko déggee dama def publication bi ci réseaux sociaux yi ci moins de 24 heures muy bëgg toj. ma woo ko téléphone wax ko ni que yow de sa invité de am na ñu bëri jaar nañ fi de waaye tey jii de am naa gan maa ngi soog am di xam ni am naa gan loolu day wan tout simplement
kenn ku nekk ci fi nga nekk muy góor muy jigéen war nga am taxawaay boo xam ni da nga ciy dem ba jeex pour am li nga war a am def li nga war a def surtout les jeunes filles nag yi nekk ci jamono ji ñu jàng xam ni avenir bi jàng la ku jàngul da ngay perte. soxna Rokhaya nga am jaar-jaar nag ci wàllu xëy liggéey nga teel a dugg ci liggéey. amoon nga intention wu def 3e cycle mujjoo ko def ndaxte moment boobu comme ni nga ko junjee léegi bëggoon nga dimbale sa yaay bëggoon nga dimbale sa papa bëggoon nga dimbale sa njaboot sa borom kër mu dugal la nga dem ci liggéey am ay expérience ci liggéey ba tey ji fi nga nekk fi tey nga nekk fa directrice muy Sirène muy ñi nga xam ne ñoom ñooy transformer lépp loo xam ne jëm na ci produit halieutique maanaam muy jën yeeg xeetu jën bu mu mënti doon alors fi nga nekk tey ji nekk fa njiit est-ce que yomb na ci yow. alhamdulilah yomb na d'une part yombul xam nga nga nekk mère de famille nekk soutien de famille nekk tout lu bare xëy na daa ko bëgg def mu du yomb ci yow dina diis mais yomb na ci man parce que dama ànd ak jigéen yi fa nekk ñi fay yëngu pendant presque 15 ans man dama bi ma jàngee defee 4e année sama 4e année sama année maîtrise bi ma paree rek ak avant may paree sax may def sama mémoire sama papa feebar année boobu ma bloqué ko ma nekk ak sama papa fii mu nekk hôpital militaire hospitalisé fi ba yàlla def li ci gën mu génn àdduna sama rakk dama amoon sama benn rakk boo xam ne bi crise daf ko daan daaneel souvent moom tamit def crise ñu indil ma ko mu nekk année bu metti ci man année bu metti mais quand même yàlla may ma ki ma àndal sama borom kër dinaa ko wax fi ma xanaa ba sama dernier souffle lu ma mën moomu lu ma mën sama jëkkër la mu jàpp dimbali ma ci macha allah année boobu ma defuma sama mémoire année prochaine balaa ko def. en tout cas doguma la mais Mouhamed Mbodj Mouhamed Lamine Diallo yéen war ngeen roy ci góor gi war ngeen roy ci li Rokhaya di wax parce que li muy wax li dafa c'est extraordinaire ñu dem parce que man vraiment. wallaahi émotion laa am quand je t'entends parler. wallaahi Babacar te li may wax ñi ma xam. boo leen déglu woon daañu la confirmer li ma wax. ma dem mu ne ma naa dem université Dakar parce que maa ngi doon def sama mémoire ci la ville de Rosso monographie ville de Rosso mu daggal ma billet naa dem xam nga xool nga ànd ak sa jabar seul femme benn jabar nga am nga bàyyi que ni que demee université Dakar nga inscrire fa def fa sa mémoire say recherche say yi nga soxla yëpp pour nga am ko parce que boobu temps documentation bu melul nii comme tey actuellement nu mu mel il fallait que ma dem à Dakar gis ñoom les Iba Der Thiam les Abdoulaye Bathily ñooñu ci ñooñu laa dem sama benn cousine Ndeye Rokhaya Mbodj journaliste faciliter ma les choses sincèrement ba mu rencontré ñooñu université Dakar université Cheikh Anta Diop ñu ma def foofu samay recherche sama yëpp macha allah ba année 97 laa soutenir sama maîtrise. yàlla def période boobu sama papa décédé na sama bàyyi ñaari jabar bàyyi njaboot macha allah sama papa dafa bàyyi njaboot il fallait que man ma jóg. loolu moo la sóobuloo ci liggéey bi. moom xëy na bëgguma woon sax arrêté moment boobu précis mais yàlla def ma nit léegi moom wuti liggéey moo ma jël samay dossier déposé que n'importe où yàlla def ma am sama premier emploi ci Mauritanienne de tapis ma dem Vivi ku baax. ku julliti ku ma bëgg ba tey jii léeg-léeg daf ma yow ba dooma sax seet ci xanaa boo ma bàyyeet man ko wallaay du ma la bàyyi te du ma la mas a bàyyi ma def fa 4 ans def naa foofu 4 ans mais xam nga toujours léeg-léeg nga am opportunité bu ëpp bi nga amoon nga dem finalement ma dem Mauritanie 2000 amoon soxla woon une animatrice boo xam ne day wax wolof parce que dafa amoon des communautés wolof yu nekk PK yu ñu bëggoon former à l'époque ñu identifier ma dem foofu nekk fa animatrice di animer les femmes gestion sensibilisation alphabétisation et tout ma def foofu
presque ba 2010 2003 ba 2010 foofu laa nekk muy tam femme man yàlla xaw ma lu ma yàlla def xëy na li may conseiller xale yi tey gis nga ñaanu waajur du parce que je suis étudiant du parce que je suis intellectuel du parce que je suis ceci cela ku ko am yàlla yóbbu la nga sori bul sax sonn sori force ak loo mënti yëngu loo mënti yëngu sori force yàlla ma booleel ay nit yu baax Babacar fu ma mas jaar ñu baax la fa dajeel yàlla boole ma ak Nedo mooy directrice su Mauritanie 2000 ma def fa ak moom 10 ans presque def naa fa ak moom 10 ans waaye yàlla mi ma tiim xam na ni fu ma àgg tey ci professionnalisme loxo Nedo ci la ndax dama ñëw xam nga kuñ la indil kuñ la identifier dañ doon wut animatrice ñu indi ma biñ ma indee Nedo waxaguñu ma ak moom xam naa mi ngi may dégg waxuñu lii laa lay fay lii ngay kii ni Nedo dama accès rek mu ne ma c'est toi que Ba Amine mën ko woy mu ne ma aywa maintenant tu vas prendre la zone de paix Riyad nii wax ma ni wax ndaw si xanaa balaa ngay wax nit daa jël Riyad ak daa jël kii xanaa daa ngeen toog ngeen waxtaan mu ne ma ñëwal ma ñëw mu dugg ci bureau daal ne ma yow ay étagère yu nekk fa ni ma étagère bii sa étagère la ma ne waa ndaw si féex na de mu daal ne ma tu commences quand ma ne commencé mu ne ma parler c'est après tu vas venir demain matin à 8h tu montes demain matin à 8h ma ne ko incha allah ma dem wàcc bi ma demee ba sama kër ma ne man ndaw si waxante wuñu maag moom salaire waxante wuñu maag moom activité yi mu qu'est-ce qu'elle attend de moi ñëw rek mu ne la suba na nga xëy si waaye bu ma xëyee suba bu ma àggee dana ma wax nu ñuy liggéey man du ma liggéey rek comme ça ci nii ma ñëw le lendemain mu ne ma dama accès rek mu ne ma damay dem mission Nouadhibou tu vas partir avec nous ma ne waa ñu dem Nouadhibou yooyu yëpp xaw ma lu ma moom qu'est-ce qu'elle attend de moi xaw ma lu may fay xamaguma ci dara te ni ma accueillir tax na am naa gêne pour toog di ko wax toog di ko toog ni ko kaay defal ma lii ñu dem Nouadhibou dellu si macha allah mu def weer fin du mois jot mu fay ma mu jox ma salaire bi ma nekk double fi ma jóge salaire bu ma fay nekk double fi ma jóge beneen bu ma gën a dàqal salaire bi ma ñëw buy dem mission ni ma jógal ñu dem mu dàqal ma salaire bi bu dee à l'intérieur du pays ne ma ñëw ñu dem bu dee au niveau international mu ne ma kii am nga passeport première moo ma jëkk wutal passeport dem ambassade defal ma sama passeport defal ma yëpp ñëw ni ma damay dem Italie on va partir ensemble. alors aujourd'hui lii fi nga nekk nii muy Sirène ñu xam ni transformation produit halieutique lañ fay def liggéey bi foofu nan lay demee ci jigéen ñi. macha allah est-ce que am ngeen ci tey jii un résultat satisfaisant. alhamdulilah xëy na bëgg nañu xëy na mu gën a yokku parce que gérer des groupements de femmes plus de 100 et quelques femmes laaj na un appui laaj na un encadrement laaj na un suivi laaj na une promotion boo xam ne bii nit ñi daañu xam ni ce centre là mu ngi fii di def production macha allah bu impeccable am nañu ay partenaires partout mais c'est pas suffisant beneen bi mooy dama am un groupement nee naa la ba jigéen yoo xam ne maa leen accompagné woon depuis 2003 la ànd ak ñoom ci commencé ci alphabétisation commencé ci formation commencé ci organiser leen déjà actuellement defoon nañ leen ay groupement GIE reconnu yu am seen récépissé am tout. est-ce que ñu ngi ci jariñu est-ce que ñoo ngi ci bien sûr ñoo ngi ciy suturlu bien sûr bu fekk temps boo xamee ni géej macha allah am na jën alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi liggéey alhamdulilah rabbil alamin envier wuñu kenn c'est un groupement boo xam ne bi ñooy jënd ensemble ñooy jaay ensemble ils ont créé un comité de gestion boo xam ne bi ñoo ànd ak man muy ay maire yu brave ay maire yu sawar yu neex àndal
ndax macha allah bëgg nañu lu ñuy liggéey ay mool lañu judd ci mool màgg ci mool xam métier mool di ko liggéey macha allah di nekk ci boobu ak léegi alhamdulilah rabbi ba ñu gis ku ñëw di leen encadré di leen wax leen xëy na niveau intellectuel bi xëy na moo desoon ci ñoom ci loolu côté boobu surtout ci lañ leen di appuyer. mais Rokhaya yaa ngi junj léegi lu am solo parce que gis nañ fii ça devient maintenant une habitude tous les vendredis moo di wàcc ci biir tefes gi. ci géej gi bëggoon nañ fi sax def marche. naka semaine bi ñu tere leen ka ndax coronavirus bi bu def propagé wu. ñu gis ni temps yi ñoo ngi am seen ay brassard rouge nekk ci tefes gi di wane seen bopp di wane seen mécontentement ndax pour ñoom lii di monofilament boobu mi ngi yàq lu bari ci biir géej gi te ñi ko fiy def étranger la mais étranger yi ñemewuñ ko fi def te amuñu ay partenaires c'est-à-dire que les hommes d'affaires mauritaniens les gardes-côtes ñoom la ñu tuumaal bien sûr alors yow en tant que jigéen di yëngatu ci wàll woowu nekk ci biir géej gi aussi tamit xam li fa nekk lan nga ciy wax man li ma ciy wax mooy c'est une cause noble cause bu noble la bu bépp mauritanien war xeex gis nga Sénégal ñun duna am ay partenaires Sénégal duna am ay partenaires Guinée duna am ay partenaires parfois dañuy def échange entre échange sous-régional waa ADEPA may ci gërëm Moussa Mbeng son secrétaire exécutif ñuy dem échanger ak ñoom partout monofilament bi partout pays yi ñu wër yëpp di ko xeex parce que daf di engin de pêche boo xam ni day lu muy rey ci doomu aadama boo ñëwee géej tey actuellement juvénile doomu jën yu sew yoo xam ne amuñu benn njëriñ nga wàcce ko ba ci kaw sotti ko ci kaw oto yi di jaar ci kaw. mais est-ce que loolu tey jii l'État est conscient de ça est-ce que état bi xam na gravité boobu au juste parce que man mënuma comprendre lu grawee na monofilament te état bi di ci gëm a bëtam état gën a xam ni état bee gën a xam ni monofilament dañ ko bannir partout dans le monde partout ñi koy utiliser ñëpp dañ koy utiliser ci clandestinement du engin bu baax du engin est-ce que clandestinité boobu est-ce que mën na dugg ci biir géej gi te ñoom yëguñu ko benn bi est-ce que du complicité bi mais bien sûr que complicité la benn bi premier xeex man bés bu nekk moom laay wax ñiy xeex premier xeex bi c'est pas au niveau de la mer c'est à terre c'est un commerçant qui l'amène voilà surtout loolu te man jël naa ci weewu béy ñu ni des centaines de milliards moom mooy ay monofilament mooy yi nga xam ne moom la moo nekk ci magasin yi xamuñu ci stocké ko te loolu ñoom pare wuñu tey ji pour que taal parce que c'est des milliards alors et pare wuñu ko pour que taal sacrifice lay doon tey mais l'homme d'affaires qui l'amène de la Chine ku ko jëlee Chine indi ko fi dafay jaay fay taxe port lay jaar fay douane fay en conteneur pour l'amener ici tu peux me dire que l'État n'est pas au courant et lan mooy solution bi tey ji mais les solution bi c'est étatique du man du yow c'est des décisions de l'État État moo ko fi mën a jële te jële bi du au niveau de la mer c'est à terre une décision boo xam ne bii dina empêcher complètement achat vente monofilament mais garde-côtes yi ni ci tuumaal di wax ni ñoom seen bopp tamit que dañu am complicité ak ñi nga xam ne ñoo bi def mais est-ce que loolu du doon lu garaaw ñi nga xam ne ñoo war a aar géej gi tey ji suñu demee ba nga xam ne ñoom ñooy jalgati yoon loolu mooy problème bi xam nga ne un étranger amul fitu taxaw bu amee fitu ni lii lay utiliser ba jóg jàkkaarloo kat garde-côte di xeex y a quelqu'un derrière amul sax làq-laqal bu ko étranger bu sañ am fitu ñëw ki sa propre réew sa propre mère foo xam ne fii wër na ko ni yow yaa ko moom am fi benn droit et c'est grave tey jii kenn lekkatul jën ça fait maintenant combien de jours man xëyuma gi ñun suñu usine noo nga ne ça fait maintenant presque 1 mois maa ngi am benn commande ay croquette de sardinelle ay croquette de kii xam naa waa GIZ bu ñu ma déggee mënuñu ko am parce que sardinelle bi gisuñu ko sax et dañuy wax ni coow géej buggul coow heure bu coow bien sûr en tout cas c'est un constat moo xam muy dëgg wala xam mais géej heure bu amee coow c'est à sec géej bii moom heure bu coow boo jegee ñu ne garde-côte xeex naag mool wala mool xeex naag marin wala kii
nga gis géej gi di teg dara du mais li gën a garaaw ci loolu parce que du ñuy wax ni complicité boobu homme d'affaires yi ñoom xamuñu géej mënuñu géej xamaanuñu géej mais am na ay doomu Mauritaniens aussi parce que ce ne sont pas tout simplement les étrangers plus particulièrement les Sénégalais mais il y a des Mauritaniens yoo xam ne ñoo am en phase ak complicité ak ñi nga xam ne ñoom homme d'affaires xam nga problème bi lan la mooy dafa bëri ñi gëmul ni monofilament bi dafay yàq amuñu ci lu wóor de source sûre que ni monofilament bi li monofilament di yàq ñu bari gëmuñu ko mais c'est le rôle de l'État une sensibilisation générale des formations des campagnes xamal le mal bu nekk ci utilisation monofilament tant que état bi jëlu ko en main man ma xeex yow nga xeex keneen xeex. alors tey jii ban message ngay lancé le président de la République ci mbir moomu parce que le ministre de la pêche l'a dit que ni am nañu volonté peut-être tey jii pour taxawal benn mbir pour mën a fexe ba ànd ak mool ñi mais tey jii au sommet de l'État ban message ngay lancé le président wallaay li may lancé mu yaakaar naa ne moom la sama collègue yëpp di lancé que le président jël des mesures yoo xam ni dafay éradiquer complètement le monofilament nañ ci jël seeni responsabilité xeex ko du xeex ca géej ga ca mool ba xeex ci magasin ji xeex ca douane bi koy wàcce bi koy accepté muy dugg port xeex ca commerçant ba koy dem Chine di fa jële xeex ca magasin yoo xam ni des tonnes et des tonnes de stock ñu ngi fii l'État jóg c'est des milliards c'est des milliards yooyu am na feneen fu milliards boo xam ne bi destruction générale lay def parce que on m'aurait dit que ni même tey jii benn mbaalu caas pour mbaalu caas rek soo ko defaree fay ñi la ko takkal fay betex bi la si defal fay lépp ça coûte 1,4 million c'est énorme alors c'est énorme te da ngay dem jënd ko ca magasin ba pare indi yeneen yow ci ajouté nangam ak nangam te benn morceau bu daggee fii ak 20 ans daa ko fekk fi on dit que des siècles gaa du dem pour la wax gravité léegi nag temps yi yëpp dañuy jékki-jékki ñu ne gis nañ ci tefes gi ay jën yu dee mais c'est normal alors pour yow tey jii le combat bi nga xam ni moom la ñuy def tey jii c'est un combat légitime c'est légal et waruñu teggi seen tànk tant que amuñu ci satisfaction c'est suñu président lu ñu woo pour mu solutionner ce problème là très important alors mbokk yi kon tey jii seen émission xeltu defe naa ni rien à dire ni ma ko waxee woon dans les réseaux sociaux defe naa ni ni mu doon enflammé woo ak ni ko gaañ ñi doon xaare defe naa ne tey jii mbégte kontaan ngeen di am ñu dalal tey jii ki nga xam ni moom mooy Rokhaya Mbodj mais émission xeltu nag dafa am nu muy doxee xam ngeen ni lii Kleenex la Kleenex nag moom ku fi ñëw daan ko jox kilifa bu fi ñëw rek daan ko jox ñaari Kleenex lu ñuy jénnee ànd ak waa régie ànd ak Fatimitou Mintou Souleymane mooy l'artiste laa ko tuddee Fatimitou Mintou Souleymane sama réalisatrice moom tey jii moom la ñu àndal soxna si lii de Kleenex la ku fi ñëw daan ko jox bon voilà ñu jox la ñaar ñu jox la nga jël benn ñaar voilà ñu ànd ak waa régie sunu réalisatrice comme ni ma koy waxee l'artiste Fatimitou Mintou Souleymane ànd ak waa régie ci kaw ñu jox nu sunu deuxième élément de sunu premier élément témoignage am na ku nu seeti am na lu mu junj moom sànq wax ko waaye kii moom moo koy mottali ñu dem dellu sat ci plateau bi. nga xam ni kon man may borom këram yàlla boole nu ça fait 32 ans wax dëgg yàlla sant yàlla mu di jigéen ju baax une femme combattante et bañ ko yëpp et kañ ni Mbodj nga sant rek jóge waalo ñu ni barag la wax dëgg yàlla barag la lam ci man xam daal moo di gërëm naa ko sant naa ko lu baax laa xam ci moom boobaak léegi dëgg yàlla la nga wax moom am na solo comme na nga ko waxee rek la ma ko wax rek moo di mu gën a góorgóorlu ndax du doy la mu def peut-être mën na am mu am fay quelque part waaye lu wóor te wóor mooy na góorgóorlu yokk dégg ndigal bañ ko yëpp fu mu dem xam ni il représente non seulement sa famille mais son quartier son village son pays
na ma ko xamee woon démb ak bërki démb maa ngi koy ñaax loolu mu continuer ko bañ ko bàyyi nu mu daan bañee ku ko yëpp na ko continuer bañ ko bàyyi bu ko defee ndamam la ndamu njabootam la sama ndam la man itamit. xam nga kër dafa xaw doy waar waaye yàlla ma tiim xam na ni aw ma réccu am naa ci moom kóolute am na ci man kóolute fu muy dem ma ñaanal ko ndaxte itamit bu noo àndeeg léegi génn na fi dem bitim réew dem na fi Italie dem na fi Guinée dem na fi Mali Sénégal waxi noppi te fi mu nekk itamit déggulum ko lu ñaaw yàlla bu ma ko déggul lu ñaaw te itamit am naa yaakaar ni du nga ko déggal kon nag am naa ci moom mbégte na góorgóorlu rek fii mu teg tànkam foofu la. maa ngi koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal njaboot gi nu yàlla boole barkeel mu am yokkute te boo amee yokkute rek ma yëg ko ndax tey jii maa ngi ci retraite depuis octobre passé waaye réccuma dara dafa mel na que maa ngi exercer ba léegi mu ngi génn dem di uti di indi fekk ci la ma am nu boole kon alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla. soxna si li nga waxoon dafa mel na daf ko dëggal. Voilà lii mooy originalité xeltu des témoignages toujours très émouvants ci li nga xam ni soxna Rokhaya wax na ko sànq ci njëlbeen ci borom këram wax ni su daganoon ci l'islam mu may ko mu kàbbaral ko loolu day wane ni li nga xam ni moom la borom këram di Mokhtar Fall yëkkati ay kaddu mu nekk loo xam ne ay kaddu vraiment yoo xam ne extraordinaire la. alors mbégte la kontante la tey jii nga am borom kër bu la témoigneel li mu la témoigneel li ma gën a neex ci wax ji mooy nee na yàlla bu mu gis gàcce ci yow te yàlla bu gàcce am ci yow te xam na ni xalaat na ni te gëm na ko ni gàcce doo ko teg gàcce loolu lu rëy la. Babacar alhamdulilah kii moom man yàlla laa koy bàyyeel. yàlla rek wallaahi rëccuwuma luñ ma teg ci ay loxoom rëccuwuma ndax Babacar fu ma àgg tey wax naa ko sànq man fi ma toll tey ba ñépp xam ma moom la xam nga jamono bi dafa doy waar nga àndaa sa jabar bu teyee ñun mu ne la xëy rek mu ñëw ni la man de neeñ ma dama am mission damay dem Gambie dama am mission damay dem Guinée Conakry dama am mission damay dem Maroc du ci teg lu dul incha allah bu la yàlla yóbboo ni nga daan defe nga defe ko ce qui veut dire que ni yow moom li ngay defee moom la jëkk apprécier xam nga ànd ak nit mu nga yëg ni li ngay def fierté la ci moom dafa neex surtout jëkkër samay doom tey jii buñ ñu ko woon papa nu ñuy def nanga mun leen dellu leen seen yaay am na góor yu ko dul def. Tout à fait. man je suis l'homme maay wax sama waaw mooy wéy wallahi dalu ko mais soxna Rokhaya dafa mel na le doyen Fall li ma ko déggee waxee mu déggee ko yow nga waxee ko moom nii dafa mel na buntu bi tëju na de moom dafa mel na. du takk beneen man de je ne souhaite pas mieux man bu doon sama sago buntu bi tëju waaye nag jullit la. est-ce que tey jii bokk nga ci jigéen yooyu nga xam ne pour nga mottali li ngay wax yëpp ci moom ak lu baax yëpp ci moom dem takkali ka xale bu ndaw indi wallaahi Babacar su ma ko waxee kenn du ko man kenn gëmul ni accepté naa wujj kenn gëmu ko waaye wallaahi Babacar ma waatal la ak sama njaboot gi ma am bu ni ma woon soxla na jabar ma takkal ko. mais dafa mel na monsieur Fall mii pare na ci kii ma gis. man xaw ma pare na ci wala pare wu ci waaye moom bu ni ma woon tey jii dama soxla jabar ma takk ko. lu rëy nga wax de télévision nga nekk de. dama ni àdduna balay seetaan dama ni man xam naa ni ci média laa nekk te bés bu nekk mooy sama wax
ndax addina yépp dañ ma féetale ni da nga fiir dama fiir bugguma wujj su ma amee wujj damay dof ñëpp moom lañ jàpp tout sama famille yam ak tout le monde ñëpp samay xarit samay entourage ñëpp nee nañu bu ma amee wujj damay dof waaye nag wax dëgg yàlla nag ma wax ko nag wax dëgg yàlla nag kenn polygamie moom si àdduna la nekk fi la bokk fi leen ko fekk mais wax dëgg yàlla diggante bi man ñaanuma ci wax dëgg yàlla keneen dugg bàyyi leen nan leen bàyyi nag gën naa la nekk xarit nan leen bàyyi nag wax dëgg yàlla man moom bëgg naa góor ñi takk jabar Mouhamed Mbodji ngi nii di ma déglu moom mi ngi ci ñaar te xam naa ni dem jël ñeent doomu bàyyam la waaye nag moom diggante bi nan leen bàyyi ñoom ñaar moom voilà ñu dem nag si sunu deuxième et dernier élément muy élément boo xam ne tamit que wax dëgg yàlla am na ay kaddu yoo xam ne yëkkati nga ne ko si mu nekk ay kaddu yoo xam ni day wane rek la valeur de cette grande dame là bi nga xam ne invité nañ ko tey jii dans l' émission xeltu ñu dem si sunu dernier élément. sama yaay la comme ni nga ko wax muy jigéen ju baax macha allah ju am yërmande ju bëgg a liggéey léppam liggéey rek la foo ko fekk liggéey rek moom léppam liggéey rek la macha allah li ma mën a wax ci moom mooy macha allah mi ngi ak ñun yor nañu yor bu rafet alhamdulilah ñoo ko ci sant di ci gërëm bu baax. dégg rek ndax yaakaar naa ku nekk nit ku nekk bëgg nga di déggal sa yaay témoignage yu baax ñi koy te di dégg ñuy wax lu baax aussi ci lu muy def ñun gis nañu lu muy def man damay ànd ak moom souvent fu mu dem comme li ma la wax rek moom liggéey moom daf ci yóbbaale ñëpp fu muy dem lu muy def daf may woo yóbbaale ma gis mu jàngal ma xool jëriñu ci pour ëllëg on sait jamais macha allah lu muy def gis nañu ko nun chaque jour ñu dégg ci témoignage bu baax koñ beeg fu mu nekk ak fépp macha allah te loolu mbégte la sérieusement ku nekk bëgg nga di dégg sa yaay nu wax ci moom lu baax la neex na ci xol nga koy dégg di ñaan yàlla rek ndeysaan mu continuer incha allah. loolu mën naa rappeler wu jour bi may am sama première doom xale laa xaw ma dara premier enfant ma sonn lool ndax xale bi dafa sonn gaa avant muy judd dafa sonn man sama bopp ma sonn bi ma ko amee macha allah xale bi ñëw nooyiwul ma gis ko moom xamatul fu mu nekk mu jël xale bi noonu mu juddoo noonu man sama bopp sax gisuma xale bi mu juddoo noonu mëntul nooy ñu jël ko di ko yóbbu mu nekk ak moom une semaine jour bu ñu koy tudd si de soogam génn une semaine ñu ngi hôpital une semaine ma gisuma xale bi bés mu egsee dugg si ànd ak xale bi nii man dama xool xale bi ma xool ko moom ma gis ni sonn na toog nu lu yàgg nelawul toog nu lu yàgg lekkul naanul sama xol tooy na si loolu ani nag ñaanal naa ko nag wax dëgg yàlla chaque jour maa ngi koy ñaanal te loolu duma ko fàtte ba mukk waaw di ko yéenee daba gudd fan yal na yàlla guddal fanam lool ndax ku baax la wax dëgg yàlla lu mu nuy defal nun gis nun ko te ñaanunu yàlla tekki bay teral ko ndax mérité na ko bu baax a baax waaw mu ngi noonu daal. kii moom mooy sama taaw pratiquement am na mag góor mais xam nga toujours jigéen a koy gën jege. yàlla dafa def moom amul sama jikko moom yàlla daf ko bind mu nekk ku calme ku teey ku dal ñi ma am ñeneen ñi dañu xaw côté sama côté waalo bi côté pànk bi côté kii ku góor ki ak rakkam yi dañu xaw a pànk mais moom yàlla indil ma ko mu nekk xaru yar gis nga bu ma nee tëll daana bu ma wàccee liggéey bu ma nee tëll bu ma sonnee mu xam yaay tey yi dafa mel ni da nga sonn yaay dafa mel ni temps yi am noo xaalis su ma banquee moom moo xam ndax dama banque wala am naa xaalis mu yërëm ma dafa ma yërëm wax dëgg yàlla ndax attention bu mu am ci man wax dëgg ñeneen ñi yëguñu ko sax am naa ci koo xam ne kii sama caat moom kooku moom boo ñëwee lu muy jëkk lijjanti yow ma yaay jox ma 500 kooku moom yooyu la jëli mais kii
laa yàlla na ko yàlla may jàmm ci kër gu mu nekk. amiin incha allah alhamdulilah rabbil alamin mu tamit voilà donc soxna si foofu la émission bi di nder képpe parce que defe naa ni wax dëgg yàlla benn waxtu bi nu may sax defe naa ni doyul waaye nag defe naa ni li ci gënoon am solo wax nañ ko lan ngay tàggoo ban message ngay lancé ak lan ngay tàggoo ak émission xeltu espérant que ni daanu dajawaat ci beneen plateau. incha allah Babacar xanaa kontaan bégte gu rëy wax dëgg yàlla laa am ci macha allah émission bi ndax alhamdulilah pare nañ ko ci alhamdulilah rabbil alamin ma lay gërëm yow bu baax ndax macha allah sa taxawaay yaa ngi am taxawaay bu rëy xëy na boo xamul sax li ngay représenté macha allah yow xamuloo ko sax may gërëm it sa équipe bi fi nekk di gërëm macha allah ñëpp ñu ma nekkal gërëm sama borom kër spécialement kooku moom dama koy gërëm à jamais ndax nee naa la fu ma toll tey moom mu ngi ci may gërëm itam ñi nga xam ne ñuy jaar naa ci ñoom ñëpp ñoo xam ne ñuy def sama réussite xëy na wala sama fi ma àgg tey joué nañ ci muy Mathurin c'est un collègue c'est un frère boo xam ne bi liggéey naa ak moom ci Mauritanie 2000 muy ku baax mën naa wax ne moom tamit jàpp na ci sama liggéey bu baax a baax may gërëm ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin di sant ñëpp di ñaan yàlla nag lii nga xam ne wax nañ ko fi yëpp macha allah lu ci nekk njëriñ yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp li ci baax yàlla yow yéen macha allah yéen ñi koy organisé li ci bon maa ngi koy jégalu alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf madame Fall di la gërëm di la sant ci disponibilité ci sa bravoure ak sa taxawaay ci biir société bi di wax ni rek Mauritanie jàmbaar yi ñoo ngi fii tëdd comme ni ko sama jigéen sama soppe sama xarit Léna Dieye di waxee saa su nekk ci reportage yi di ko ci jaajëfal moom itam bu baax a baax ndaxte chaque fois ma déplacé que mu ñëw def ko ak xol def ko ak yéene kon moom tamit di ko sant di ko gërëm. di gërëm également Ingest le jeune Abdallahi Addahi ci ànd ak liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ak ñun moom léegi dafay sax jël mbir mi en main def ci si kéemtalaay kàttanam pour lépp mën a jaar ci yoon communication bëggul woon ma tudd turam mais dinaa tudd turam Sinia di ko gërëm di ko sant VTR di gërëm bu baax a baax si di mo Laval coordinateur Tahman l'infatigable Tahman wax dëgg yàlla Tahman damay ñëw fekk naa mu defar studio bi lépp jël caméra mooy jëli table mooy jël lépp di ko jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne mi ngi koy taxawu. di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ak man ci wàllu son bi ci kaw Brahim Oul Sabah Tijani moom tamit que jàmbaar ju mag di ko gërëm di ko sant di gërëm sama réalisatrice wax dëgg yàlla moom tamit que lépp daf ci dugg même sama maquillage sax su ma ko taxawee daf may wax ne ma ëpp na wàññi ko def na lii muy Fatimitou Mintou Souleymane di ko jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Mbodj ànd ak ñun ci wàllu cadrage bi ak Salak Walad mais comme ni ma koy waxee le génie l'infatigable l'incontournable Mouhamed Lemine Diallo ci wàllu montage bi xeltu samedi bi di ñëw beneen kàngam nag bu rëy lan leen di dalal fii ci plateau bi bu ko kenn manqué bu ko kenn raté yàlla na si yàlla yóbboog jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh